Modou Lo ñeexu ñebe. ñeexu ñebe ku wax loolu. ñeexu ñebe loolu du ñeexu ñebe. loolu ku ko wax da ngay wax lu la neex rek leen rek moo mën a am. Modou Lo neexuma ku ne am nga ci droit. waaye ñeexu ñebe la waaye du champion kenn du ko wax. ku ko def ñeexu ñebe xam Modou Lo mais attends Modou Lo bien avant tey muy lëmbe arène bi mais mbapat yi la gën a lëmbe maa ngi rappelé wu benn mbapat bu mu jëloon je pense drapeau maire de Dakar loon tournoi bu amoon Dakar fii mu nekk ci biir bonkali di leen def loo xam ne nii ba jël ko xam nga un gosse très courageux Modou Lo bi nga xam ne nag mbër la ci biir mbër yi mbërëngaan la nag borom jom la nag loolu man mii maa ko wax ku mën a bëre la ku ko def ñeexu ñebe juum nga te bu ngeen nee rënkum nga xam ne waa ji moo raw kaan yi. Jules Balde nee na ma sànq ñeexu doomu daal. loolu kàddu Jules Balde la sama mag jooju maa ngi koy nuyu Jules. ñeexu doomu daal la ko tuddee nee na du ñeexu ñebe ñeexu doomu. xam nga nag adversité moo mel noonu. c'est un bataille psychologique. xam nga kenn ku nekk rek di nga xam jéem a xool ay points yooyu marqué ci sa moroom. je pense que bataille psychologique boobu c'est une guerre verbale ah. ama ku nekk da ngay waxe et c'est de là-bas aussi xam nga mental bu fort foofu noonu lay feeñee est-ce que tu te laisses déstabiliser de par des propos d'un adversaire oui ou non xam nga je pense que ne tey xam nga Modou Lo c'est pas du genre boobu parce que tey Modou Lo bu agsee fi mu agsi tey boo amuloon un mental bu fort du mën a nekk xoolal Modou Lo ak taayam kenn gëmuloon ne Modou Lo fi mu agsi tey dina fi agsi bariwul de combat ba mu jàll ñu ne bu àggee si poids lourd yi bu àggee si poids lourd yi ni mu demee naka la demee ñaar ñu ko ñaate ñi ko si daan yëpp xam nañ ni ki du ñeexu ñebe ba si sama mag Bombardier man combat Bombardier ak Modou Lo laa gën a nawee Modou Lo waaw sama mag daan na ko waaye xam na ne mbër la daan xam na ne xale bu am jom laa daan xam na ne xale bu am fit laa daan Modou Lo ni mu affronté Bombardier da nga gis benn mbër bu ko affronté Bombardier avec sa taille taxaw xeex ak Bombardier pour te dire l'erreur Modou Lo sax si combat bi loolu la woon mooy faire face à Bombardier affronter ko carrément waroon naxante ak moom. stratégiquement stratégie bi mu indi. te man xamoon naa ne moom lay indi. billahi azim dañu toog plein sud yàlla laay jël comme témoin ma ne Bombardier mun naa boobu combat bi ay quelques jours si des ma ne ko Modou Lo nekk fii di damee ak moom bul ko def sàcc tànk bu mu teg sàccal benn dox ci kawam tànc ko yow boo ko tàncee du génn saako yu borom jom la day ñëw si sa kaw te bu ñëwee sa kaw loolu mooy doon erreur am billahi azim di laax Bombardier ma ne ko parce que bu ñu demee stade moom supporters yi moom lépp te nga gëdd ko mu génne dina rus loolu parce que jom ji nekk ci moom moo tax mais keroog erreur am loolu la woon. mais tamit loolu dal na ko ci combat ak Balla Gaye bii bu mujj bi parce que mënoon na génnee benn tànkam ci saako bi mais loolu bu ñu koy tuddee jom tamit est-ce que du ko yàqal lu bëree ba. moo tax ma ne stratégie mook Bombardier loolu bokk na ci li gën rey parce que booy seet Bombardier c'est un poids lourd bu ñu songee rak baaxul génnaat mënoon a nekk bu dee ne peut-être waa ji may na ko occasion xëy na peut-être pour mu génn xamoo parce que ñoom ñaar ñoo jàppante woon du maag moom mais nekkam bi mu nekkoon ci suufam xam nga ci poids lourd bu mel nii Bombardier mbaar la ngay jéem a def effort pour génnaat donc foofu physiquement da ngay épuisé wu et je pense que noonu loolu bokkoon na ci li ko gënoon a kii si combat ak Bombardier par rapport ak Balla Gaye tamit xam nga ñoom ça a toujours été un règlement de compte sportivement nag laay wax parce que loolu day am daje yoo xam ne heure buy am rek xam nga derby lay doon et je pense que ne mook Balla Gaye loolu la woon ci benn côté bi aussi je pense tamit am na lu ko xawoon nax tuuti su may wax ne am na lu ko xawoon nax damay def analyse rek par rapport ay propos am si yenn signature de contrat yi ñu def di gëm ne Balla mi tey bokkul ak bi Balla Gaye bi ko daanoon il n'est plus le même ci biir communication da nga doon gis ne Modou Lo mi gëm na li Sénégalais yenn yi di wax ne Balla baaxatul bi ma déggee mu ne ko fënax nga si benn signature de contrat am na nu mu ko wax genre yu mel noonu ma ne non sama frère nag mu ngi juum bu xamee Balla Gaye war na xam ne Balla Gaye bii même bu doon ne dafa fënax seen diggante ñoom ñaar du fënax parce que seen diggante moo tollu noonu te physiquement bu xoolee Balla Gaye waroon na xam ne Balla Gaye mii li nit ñi di commentaire du loolu moom moo nekk ci moom
et puis voilà dañu nekk 2 lutteurs yoo xam ne ku ci nekk seen champion nga ku ci nekk bërekat nga mbërëngaan nga mais nag toujours ñoom ñaar bu ñu dajee rek erreur de stratégie mooy am parce que Modou Lo day wax ne du ma dawal kii du ma sàxel kii te seeni bëre dafa waroo mën na nekk ne bu ñu doon bëre 10 combats ci benn bés boo moytuwul du ñu égalité kenn ki day am 7 kenn ki am 3 wala mu am 4 kenn ki am 6 xam nga parce que tamit xam nga loolu la yàlla def ku ci nekk champion nga mais seeni bëri dafa waroo Balla Gaye c'est un lutteur boo xam ne il est offensif il n'est jamais sur la défensive day ñëw ci sa kaw lu maanaam day ñëw sa kaw léegi nag Modou Lo pour man li mu doon éviter ak Balla Gaye c'était le corps à corps parce que bërekat la jéem a naxtaan nit ki bàgg ko fi mu ko war a àgg bu dee dina mën a nekk parce que tamit Balla Gaye mbër la moo xam ne loo bëgg ci moom mu jox la ko ne la jëlal ba pare bëre ak yow. Modou Lo nag di bëre koo xamante ne ñi mu bëre ñëpp moo ci gën a nekk xale muy Ama Baldé yaakaar naa ne Modou Lo bëreegul ak adversaire bu Ama Baldé mag 2012 ba léegi daanuwul yaakaar naa léegi mu def 10 ans yoo xamante ni déggagul mu ñël lan mooy xaar Ama Baldé ci combat boobu parce que moom tamit mu ngi dajeek adversaire boo xamante ni wute na ak ñi mu doon dajeel mu nangu ko wala mu bañ ko yëpp Modou Lo wute na ak ñi mu doon daan ku ci nekk ci ñoom ñaar lan moo lay xaar ci combat boobu. waaw xam nga c'est un combat boo xam ne mën nañu wax ne sax benn génération la ñu bu ñu magantee it bariwul lool ce qui est sûr et certain waaw Ama xale boo xam ne la vraiment man j'ai beaucoup d'estime pour lui parce que tamit xam nga champion la def na parcours am ñafe na am na ginnaaw gu baax ginnaaw gu yaatu tamit je pense que ginnaaw googu bokk na ci li ko gën a gunge yàlla na ko yàlla bàyyi ginnaaw googu xam nga di ko jaale aussi à nouveau papaam parce que tamit chaque jour day waajur moom waajur la day bes si moom yàlla na ko yàlla xam nga yërëmal waajuram boobu noonu vraiment te xam nga li mu dese ci ginnaawam fa papaam taxawoon ci moom ñooñu mën ko taxaw foofu et je pense que ne ñu ngi assurer intérim bi mais qu'il fasse très attention parce que tamit mi ngi croiser un grand champion qui se nomme Modou Lo bi nga xam ne nag parcours am war na maa tax boo dajee ak moom loo xarañ nga sóoraale ko du ragal ko de sóoraale ko mooy kii nii may dajal am nu muy demee rek mën na am surprise ci moom bu mu demee tamit Ama moo man moo gën a doon xale Ama manoo de man ngaa daan waaye manoo de déedéet sa waay Modou Lo kenn manu ko làmb nag làmb la des fois nga dem làmb doo daj Ama tamit c'est un grand champion parcours am wone na loolu il est jeune xale la teg combat am da ci def fulla ak fayda waaye na moytu dama koy indil tuuti li tax mu gën a moytu c'est un conseil que je lui donne combat am ak Ness Modou Lo est plus redoutable que Ness moo gën a xarañ Ness combat am ak Ness dafa ñëw ñu ne moo man Ness parce que jamono ñu te si dynamique la nekkoon lan moo ko daan contre Ness jàpp ne maa man jàpp ne maa gën a doon xale ba dégluwul sax Ness avant arbitre bi yëkkati génnee loxoom sax kurpañ ba dem na amul woon analyse combat boobu ba surprise bi ci am ci donc loolu rek doy na moom misaal ak tegtal ci moom mu bàyyi xel contre Ness na indiwaat combat boobu lan laa defoon ba daanu foofu kon bu mu demee yaa man bu mu dem yaa gën a doon xale ndax ñoom ñaar lu ñu magantee bariwul te Modou Lo li mu liggéey ci làmb ak ni mu fonkee làmb ak ni mu fonkee entraînement boo dajee ak moom ñu naan laan yaa ko man yaa ëpp doole demal ak gëm-gëmu ne kii dinaa ko daan ndax dañuy bëre ji bul demee ne maa man diw à 100% de ndax nag yombul Modou Lo roi des arènes c'était pas évident bu cuune woon amul ak xereñ amul jom amul fit wala kantan nekkul ci moom fi mu toll du fi toll ay poids lu rek la bëreel Modou Lo Gris Bordeaux Modou Lo Bombardier Modou Lo keneen ak keneen Lac de Guiers Baye Mandione xam nga donc na sóoraale loolu ne liggéey bu baax waaye na bàyyi xel ne ki may dajal du mbër mu ñuy cofantu waaw bu mu demee ne moo mën a 100% kuy dem nag ci xare dangay ñaan yàlla jële fa ndam duma si ñaanal kenn ndam ñoom ñëpp sumay frère lañu dama leen di ñaanal rek yàlla dafa leen jàmm ñoom ñëpp
ba kenn ku ci ne bu ñëwee làmb ja la nga sa yéene pour say supporters kontaan la nga sa yéene pour sénégalais yi kontaan promoteur bi kontaan nga mën a def loolu et que le meilleur gagne. Mais nag lépp nekk ci sportivité on est tous des fils sénégalais que ça soit benn Modou Lo bu nekk écurie Rock Énergie Ama Baldé bi nekk Pikine ñun ñëpp benn la ñu lamb rek moom moo ñuy boole amul benn mbër boo xam ne yéen a nga sa morom safaan donc ma leen di ñaan de par leur communication tamit ci lañ mën a dalalal seeni supporters parce que des fois certaines communications day dem a dem ba day exciter supporters yi donc dal bi si ñoom lay njëkkee combat bi mën na neex xam nga face à face yu neex te du tee dina indi dal ci biir supporters yi yëpp et que yàlla def aussi promoteur bi li ma bëgg si combat bi yëpp yàlla defal ko mais que le meilleur gagne man loolu la. meilleur gagne fi ñuy jeexale mooy Gaston Mbengue bëgg a tëgg combat Modou kii Lac de Guiers Eumeu Sène le 4 avril Modou Anta Diène Kaïré yaakaar naa ne confirmé na date bi sax mais huis clos Eumeu Sène Lac de d'accord nga ci wala d'accord ci ak le 4 avril bi même pas 2 mois. waaw dama wax ne c'est quelque chose d'exceptionnel xam nga nag moom mi tëgg làmb ji xam làmb tamit ni mu toll ak li ci nekk yëpp moom mi financé làmbam xam lim ci dugal ci ay millions ak yëpp bu demee ba ne moom daf ko bëgg a def huis clos xëy na am na ay raisons yu tax parce que tamit Gaston lu cuune bu demee ba di ko def am na fu mu taxaw pour def ko yàlla na ci génn si jaam ak salaam bu ñu amoon lu ñu gënal Sénégal yëpp dañuy dem toogi ji seetaan combat bu dund ko mais contexte actuel u àdduna ni muy doxee tey def na ne peut-être xama tax na bëggul watat combat boobu muy gën a yàgg et je pense tamit de par son organisation de par ses sponsors ak moom moo xam organisé wu na ba nga xam ne peut-être ak pay-per-view yi ñuy wax xam nga peut-être yaakaar na ne bu ko tegee yàlla na ci génn te yàlla na ci génn ndax Gaston lamb daf ko soxla Lamine c'est un père fréquenté wu ma ko lu bari mais je pense il est mal compris par les Sénégalais parce que li ma gëm ci Gaston mooy c'est une personne très sincère li mu gëm rek loolu lay wax li mu gëmoo du ko wax moi je préfère ce genre de personnes yi nga xam ne ñi Gaston la ñu mel que nit ki nga xam ne da ngay jàkkaarloo moom ngeen toog mu wax la bleu boo ko wanee ginnaaw mu def verte te je te dis c'est un homme avec un grand cœur man li ma bëriloo bariwul mais je l'estime je l'apprécie sama combat Yékini Junior moom moo ko tëggoon sama combat Tyson 2 moo ko tëggoon sama combat Papa Sow moom moo ko tëggoon xam nga mais nit la boo xam ne lu mu la wax même bu doon dee dina ko def et loolu aussi dafa am solo nag Sénégal nag booy défendre sa bopp di wax dëgg dañ lay dénigrer dafa am bët bu ñu lay xool banañ lay mën a uuf rek nga nekk nit boo xam ne yaa ngi nekk chaque jour ci wax bu ñàkk fayda waxu naka su dul noonu xam nga nekk nit ku foo ñu bëgg ñu jël la def la nii mais si tu es sincère xam nga ñu ci bari dañ lay banaliser. mais c'est un homme sincère et c'est un homme que je respecte énormément le père Gaston maa ngi lay nuyu bu baax. macha allah am na solo looy tàggatoo. waaw li may tàggatoo déjà mooy Lamine gërëm naa la sant naa la par rapport ak émission bi déjà ba pare nit bu disponible nga di la ñaanal yàlla bu baax yal na la yàlla sàmmal boppam yal na la yàlla taxaw yaag sa équipe bi yépp parce que xam nga lu tax amaana mu mën a am de waaye man mësuma ko gis du ma gis nga def émission mukk ba frustré ki nga xam ne moom ngay defal émission de par tes questions te pourtant questions yu pertinentes moom ngay poser mais yuy ànd ak respect et c'est très important ci liggéey bu nit ku mën a liggéey si àddina ak bu mu mënti doon dafa war a ànd ak respect te yow joxe nga cër boobu yàlla na la ko yàlla delloo kër gi yàlla na dem ba nekk leneen waaye yow yàlla bu dee lii nga bëgg yàlla jox la sa mbiri bopp nga xam ne say employé ngay yor di leen fay ñu lay demal di la ñëwal yàlla mën na ko yàlla def di nuyuwaat aussi Sénégal yëpp sa technicien bi ni mu tudd Momo maa ngi lay ziar di la nuyu yow tamit yal na la yàlla defal jàmm maa ngi lay béggee di la big up toogaay bi yàgg na mais yaa ngi nekk di assister vraiment di suivre émission bi ba lépp rafet yow it yal na la yàlla jàmmal defal li nga bëgg nuyu Sénégal yëpp di nuyuwaat waa Rolls ya nga xam ne fa laa liggéeyee
mais ñama bàyyi ginnaaw aussi ñuy waa King Karaoke tamit maa ngi leen di nuyu ndax lu ma doon si liggéey bi ma doon tey rek yàlla ak ñoo ma tax ñoom ñoo ma defar ba keneen man maa jot man ma soxla jël ma yóbbu ma ñoom it maa ngi leen di nuyu di nuyuwaat Bombardier di nuyu aussi suma yaay bu baax a baax di ñaanal suma papa fu mu tëdd yàlla yërëm ko mais sama yaayal na ko yàlla bàyyi ak man sama rakk yi nga xam ne aussi ñu ngi nekk bitim réew kon xam ne bitim réew yombul yàlla na leen yàlla jàppale mais di lancer aussi un appel par rapport ak tamit feebar bi nekk ci réew mi fa laay jeexale Lamine yàlla nañu ci yàlla aar yàlla nañu ci yàlla sàmm yàlla na Sénégalais moytu waaye autorités yi tamit message bi may lancer ñoom laa koy lancer nañu bàyyi xel ne population bi ñu ngi souffrir lu bari kër yaa ngi tas il est vrai que ne feebar bi am na mais nous ne devons pas être esclaves d'une maladie boo xam ne nous ignorons la provenance xamuñu aussi fi mu jëm fan la nit ñaa ngi tënku ci kër yi dematuñu dikkatuñu am na ñoo xam ne au jour le jour la ñuy liggéey pour dundal seen njaboot am na ñoo xam ne seen sëy yi tas na fa ñu doon liggéey tey dàq nañ leen fa te muñ demoon ba situation bi change du tax ñu jëraat leen ñu ci bari ci ñoom kon na nguur gi bàyyi xel ci ñooñu ba nga xam ne les mesures yu ñu jël baax na mais nañ ko jéem a alléger que les gens puissent retrouver leur travail ki doon xëy dem marché de 8h à 19h wala à 22h pour gagner lu mu yóbbu si njabootam mën a am loolu li fi nekk yàlla moo ko fi wàccee te yàlla mi ko fi wàccee moom rek moo ko fi mën a jëlee depuis loolu li ñuy wax rek amul kenn ku la si mën a toog wax la concrètement ne la feebar bi lii la ak lii la ce n'est que du tâtonnement ñu ngi leen di nag encourager di leen féliciter tamit di leen gërëm par rapport ak effort yi ñuy def parce que lépp lu ñuy def rek population bee tax et le ministre de la santé actuel tamit c'est un frère Abdoulaye Diouf Sarr xama nekk Yoff boo xam ne ndeysaan yàgg na di ma jàppale moom tamit xama maa ngi koy ñaanal yàlla yéen bi oyof ci moom mais nañ bàyyi xel ne feebar bi mu ngi jur beneen feebar Lamine mu ngi jur xiif ci biir kër yi am na kër yoo xam ne lekkatuñu naanatuñu xam nga ndimbal lañ fi defoon baax na mais c'est très peu 65 000 francs am na ñoo xam ne amuñu dara waaye dundulu leen ba weer jeex on est 14 millions de Sénégalais nga tànn ci 3 000 rek wala 4 000 jox leen ndimbal léegi ñi ci des ils vont où nañ waxante dëgg te Sénégal gi am na fi kër yoo xam ne tey fii ñu ngi ay étage mais guddi boo demee seen kër duñu reer da nga yaakaar ne jekk nañ te jekkuñu donc na nguur gi bàyyiwaat xel ci loolu bu baax jéem a alléger tamit yenn décisions yi Sénégalais yi tamit respecté kenn ku nekk sa médecin bopp parce que kenn bëggul dee waaw mais nag lu mënul ñàkkale allah kulli xaal dina am te doo boo gis am na lu ko sabab ñu ngi wax ne corona mu ngi rey il est vrai que mu ngi rey mais ñaata nit ñooy dee Sénégal par jour yoo xam ne corona reyu leen boo demee hôpital chaque jour ñu ngi jàpp ñuy génn du corona moo leen rey mais corona xew na ci àddina ba nga xam ne yenn feebar yu bari ñu ngi koy fàtte mais tey jii corona jur na famine ci biir famille yi xiifa ngi fi lu leer laa lay wax est-ce que man dund ma ko est-ce que keneen dund ko situation yëpp jaxasoo na kon les autorités étatiques li ngeen di def baax na mais essayer de revoir la situation pour alléger un peu toutes ces choses genre de trucs xam nga ku ci nekk mën a nekk seen jàmm et qu'on puisse vivre aussi xam nga bu ñu feebar bi jël en otage ça serait pas bien. jërëjëf.